jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face amaat mbégte dellu si ñi ngi ba tey fii nga xam ne mooy monument de la Renaissance xam ngeen ne mois de décembre bi yëpp Ndiaga Ndour dafa directeur télé bi dafa décentraliser suñu lenn si ay programme lépp rek pour gunge leen ci at mu bees mi ñuy séenu ñu terminé kon 2019 incha allah en beauté mën a teeru nag bu baax a baax 2020 loolu yëpp nag moo waral gis ngeen boobu ba léegi effort yi nga xam ne télé bi mi ngi koy def pour rek gën a dab seen bànneex indi leen ay programme yu bakkane ak li nga xam ne kon mooy rek daal seen sàkkuteef ndax yéen itam loolu ngeen bëgg te defe naa bàkku TFM suma juumulee miroir du Sénégal boobu mooy seetu askan wi donc ngeen pour ngeen gis seen bopp la te defe naa ni loolu am na ndax gis nañu bu baax ni ngeen plébiscité programme mu télé bi bu groupe bi yëpp sax laay wax di félicité bu baax sunu naataango yi nga xam ne ñoo nekk fee ci RFM TFM ak ñu ni mel ba rek groupe bi am place bu am solo boobu mu am ci sondage yu mujj yi loolu yëpp nag bu amee tey sotti grâce à yéen ñii di ñu déglu di ñu liir ak di ñu seetaan la kon bu ñu leen jaajëfalee ba pare ñu nag ñaan rek loolu nag law nag ba si képp koo xam ne yaa yëngatu ci wàllu média gis naa ne xuloo yeeg yooyu ci yëfu sondage yi mais mun si ñàkk ndaxte concurrence moom mooy dundal yëf bu loolu weesoo nag tey ñu am mbégte ci biir émission bi dalal nag jigéen xam ngeen ne bëriwul lu may dalal jigéen nag ci émission bi ñi ma koy reproché bari na de même que ñi may reproché ne ma ay sut daal yow chaque fois da nga indi sa ay xarit nga fi indi wala même personne nga indi may leen man waruma ay ministre ak député ak yooyu man ñi ma wër mooy ñu mën a ñu partager sama univers mën a waxtaan ak sénégalais yi en toute sincérité bañ fi ñëw di politique di communication donc te émission bi dégg ngeen chaque jour ma naan dama am ay actionnaire yooyu nag mooy at bi mën nañ fi ñëw 5-6 fois moo ma gën a invité benn ministre boo xam day ñëw fii di xoggali kooku di guuxi ay lex ak du n'importe quoi donc naka noonu nag jigéen ñi tamit bëriwul lu ma leen di jël ndax jigéen ñi tamit presque noonu la ñuy def fièruma ci wax ko waaye looloo am kii nag dafa bokk nag si jigéen ñi nga xam ne dëgg-dëgg si Alliance pour la République kenn du dem bàyyi ko fa ndax bu mettee dina communiquer bu naqaree dina communiquer bu neexee la même chose moom itam bokk na ci actionnaire émission bi ma am mbégte loolu dalalaat ko yàgg na ba ñu jàkkaarloo ci émission def naa léegi mu xaamot 8 ans ça sore ama ñaala xam ngeen ko bu baax ndax bañ def émission ba léegi la première fois gis ngeen ko yéen Sénégalais yi gën ngeen ko miin kon jigéenu jàmbaar la macha allah mën na défendre camp moom waaye mën na tam waxtaan ak yéen fàttewul ne yéen a ko fal tey taxawaayam assemblée nationale wax dëgg yàlla ruslawul leen yéen ñi ko fa yóbbu ndax defe fa wala wax fa leen loo xam ne koy xeebee muy nag deuxième questeur assemblée nationale di nag honorable député kon mais di surtout koo xam ne ku ràññeeku la ci wetu président Macky Sall bokk ci kuréel gu mag googu nga xam ne kàngamu parti bi foofu la ñu toog muy secrétariat exécutif national mais surtout mu nekk na ki nga xam ne moo toggal président Macky Sall ci wàllu jigéen ñi ci département boobu nga xam ne mooy sama département de cœur ndax ñun waa Pikine lañu Pikine rek lañu am moom nag moo fa toogal président Macky Sall ci toogaay bu rafet anam bu rafet mu mel ne kon sama invité daal am naa mbégte lool fu réew mu toll ma jël ko moom mu jàppale ñu gën a comprendre président Macky Sall yenn ci ay dogal yi mu jëlul parti bi ak yu mel noonu daal ak surtout actualité mim réew dëgg-dëgg mu jàngal mu jàppale ñu gën a comprendre kon lu waral le pourquoi du comment kon Awa Niang honorable député ba ma la gërëmee sant la encore une fois ci ni nga répondre positivement suñu émission bi ñoo ko bokk bu weesoo na nuroo waal xar kanam gi nga xam ne daanaka benn la donc ma gërëm la sant la ci vraiment ni nga ma honoré encore ci sa présence ci biir émission bi ma bàyyi la nga nuyoo Sénégalais yu lay seetaan ak nag waa Pikine yi nga xam ne dëgg-dëgg waaw fa la ñu jógee fa la ñuy dee suñu Pikine merci Aïssatou en tout cas kontaan naa si yow très franchement
ndax bi ñu falee 2012 defe naa ne émission bi ma njëkk a def ci télévision defe naa ne yow yaa ma ko defal donc loolu du ma ko fàtte donc ma lay remercier di remercier nag téléspectateur TFM yëpp di am mbégte nag vraiment ci émission bi nga xam ne moom nga ma dalal di nuyu sénégalais yëpp waaye nag di profité ci émission bi parce que defe naa ne 11 jours moo ñu dese pour 2020 ñëw ñu ñaan ci yàlla sunu borom ñu egsi ci jàmm ak salaam 2020 te mu nekk atum jàmm nekk atum naataange nekk at boo xamante ne sénégalais yi kenn ku ci nekk di nga ci sentir sa bopp. honorable ñu dugg kon ci biir xolu émission bi dooree ko ak actualité bi nga xam ne gis nga la xew presque partout fii ci Dakar rawatina place de l'Indépendance ak li ko wër muy marche xale yi dajaloo ak sax société civile ñi dajaloo daal ci kuréel googu di ñoo lànk ñoo bañ. lu ñu lànk lu ñu bañ nag mooy yokkute électricité ba gis nga marché ba autorisé wuñu ko waaye terewul ñoom marché nañu ndax dañ jàpp ne ci seen droit la ñu ne waaye may ñu leen sax fu ñu njëkkee seen nàkk ramassé leen yóbbu leen foofu nag marché bu mujjee avorté donc yow ban jàngat nga am ci encore une fois Liberté Sidy mooy war a autoriser ay marché autorisé wuloo ak fi dëkk bi toll ak mécontentement presque généralisé bu nekk ci réew mi ñu interdire boobu les marches ba noppi ak li waral marché bi surtout muy yokkute njëgu électricité bi. bala ma ñëw ci li nga xam ne mooy wàllum courant ma wax ci autorisation bi ak marche bi nga xam ne tey gis nañ ko mu nekk ci Dakar Plateau. dama jàpp ne tey ñun ay sénégalais lañ te defe naa ne marche dafa bokk ci constitution bi mi ngi ci constitution bi sénégalais bu nekk am nga droit nga ñaxtu sa mécontentement par marche parce que constitution bi moo la ko may te dama jàpp ne constitution bi bu fekkee respecté nañu ko bay autoriser marche bu ñu demee nag ba ci biir mu am arrêté boo xamante ne tey dafa wax ne lii ci centre ville jëm place de l'Indépendance jëm ci palais bu ñu fa marche bu dee ay sénégalais lañ te bëgg jàmm war nañu mën a respecter arrêté Ousmane Ngom bi nga xam ne tey biñ koy def boobu président Macky Sall ñëwagul ci réew mi kon tey damaa jàpp ne bu fekkente ne préfet gis na ne ñoom maal ñoo lànk ñoo bañ déposé nañu ne dañuy def marche beneen parti politique jóg ne dafay def marche. mais loolu moom tayef la pour saboter la. non du question de tayef parce que non du question xajamal ceeb Aïssatou dëkk bi moom danga naan lii baax na ñii dañuy gis na lii baax na ñii gis na lii baaxul ki am droit ne day marche parce que prix électricité dañ ko yokk am na beneen sénégalais bu am droit marche ne vraiment depuis boobu ba léegi am na ay efforts yoo xamante ne gouvernement bi mi ngi koy consentir ci li nga xam ne mooy wàllum électricité parce que ñaari droit la kii am na droit ne man gis naa sama bopp ci électricité kii am na droit ne gisuma sama bopp ci électricité droit boobu ñu am pour déposer préfecture defe naa ne préfet moo war a mën jël matuwaay parce que defe naa ne ñaari marche xajul ci dëkk bi parce que tension bi ça ne sert absolument à rien du tout kon nag li may wax mooy kenn ku ci nekk rek lay sa droit ak sa yelleef ak sa ak na nga ko respecté defe naa ne loolu bu ñu ko defee problème du am parce que comme déjà arrêté bi dañ ko fee fekk te defe naa ne bañ koy defit pour vraiment ñu bañ a jege palais de la République parce que ki nekk place de l'Indépendance soo ko bàyyee day dem palais de la République te ma wax la ne démocratie am na mais trop de démocratie dafay rimer avec le désordre te Sénégal fi ñu toll tey Aïssatou wax naa ko ci njëlbeen parce que man defe naa ne peut-être nit ñi bu ñu comprendre woon que ne électricité bi tey effort yi nga xamante ne moom le président Macky Sall def ak gouvernement am Aïssatou il faut ñu di ko wax dañ fi ñëw 2012 instant boobu émettre de l'électricité moo fi nekkoon xam nga bii dañuy wax ay courant bi ñuy yokk ci yenn pàcc ci sénégalais yi mais bële dañu woon gisul woon électricité parce que la demande était tellement forte par rapport à l'offre ñi bëggoon courant dafa bëri woon par rapport ak capacité bi nga xamante ne moom la Sénélec amoon en 2012 ñu ñëw gouvernement bi ñëw yokk capacité de production de l'électricité tey jii ñiy wax ne dañuy def marche du ñu ne courant amul ci réew mi parce que tey délestage amatul bu amee rek parce que panne moo am à l'exception panne courant mi ngi dox courant mi ngi am
defe naa ne loolu bu ñu yokkee production de l'électricité am ay centrales électriques yu bees yu ñu def ñëw ci mix énergétique bi nga gis kii solaire yi centrale solaire yi nga xamante ne mi ngi fépp ay Malicounda ay Bokkal fu nekk centrale électrique nekk fi loolu defe naa ne effort yooyu ñuy def muy ay milliards tey buñ ko jëlee di ko def c'est parce que dañu bëgg sénégalais bi nekk à l'aise defe naa ne yokk bi dañuy sant yàlla parce que dañ naan yokk courant yokk courant boo xam ne dañ ne 54% de la population concernée loolu 600 ménages ñi nga xam ne ñi nga xam ne faible revenu la ñu am ñooñu tey jàpp naa ne waruñu bokk ci marche parce que ku doon fay 50 000 wala ngay fay 25 000 bokkuloo ci yokkum courant ñi nga xam ne ñoom la ñuy yokkal courant 6% ak 10%. waaw mais loolu moom théorie la nag. non ay loolu théorie la fii nii moom même ñi utiliser Woyofal yi ñu utiliser Woyofal yi man mii ci Woyofal yooyu laa bokk sax. man Woyofal laa am yow da ngay man Woyofal laa am. tey gis ne la nga daan jënd kilowatt bi sax la nga daan am que par exemple bu jëndee benn 20 000 30 000 nombre de kilowatts yi nga daan am dëgg-dëgg dafa wàññeeku donc loolu tam xeetu yokku la. kon nekk ci ay faible revenu non xam nga Aïssatou xanaa xamoo ne ñoom mënoon nañu yokk parce que damay saluer sax le fait que Sénélec am courage wax population sénégalaise bi que dañuy yokk courant parce que yokk bi mënoon nañ ko yokk te population bi di ko sentir te problème yi bañ a am. mais dafa mel ni yokk bi yàgg na nag. non yokk bi yàgg na avant ñu koy siiwal. xam nga Aïssatou lan moo am solo. man li ma mën a comprendre waxuma en tant que politique mais damay wax en tant que sénégalaise. tey jii damay xool 2012. man mi daan am waroon a am courant aw ma courant daan ndugg samay ndugg di yàqu. ñëpp dund nañ ko xam nga loolu dafa metti woon. ñu xool 2012 ba 2017. yokk amul. ñu ñëw 2017 baril de pétrole bi wàcc ñu wàññi 10%. cela veut dire que 2012 ba 2017 ki doon fay 20 000 francs ba nga ñëwee 2017 dañ laa wàññil 10% donc yaa ngi war a fay 23 000. comprendre nga. 23 000 yooyu nga war a fay. defe naa ne bu ñu wàññee tey bu fekkente ne danoo yéegal ne 6% ka nga xam ne dañ koo wàññiloon 10% yokkal ko 6% kon kay tey yokk boobu defe naa ne 4% moom la ciy sentir. ka nga xam ne 10% la kon damaa jàpp ne kooku dañ koo indiwaat ci diggante 2012 ba 2017. kon yokk bi dañu xam ne ñi ko war a jooy mooy ñi nga xamante ne tey seen loxo jëmul ci gannaaw te loolu defe naa ne tey ku xam li nga xamante ne mooy démarche Sénélec. commission de régulation de l'électricité du Sénégal ñoom ñooy fixé prix yooyu. te biñ ko fixé xam ne jàppoon ne yokk bi ñëpp la waroon a concerné. président Macky Sall dafa bañ. mu ne yokk bi moom même bu ngeen koy def ñi nga xam ne dañoo néew doole 54% de la population ñoom buñ ci bokk. kon damaa jàpp ne tey su fekkente ne dañoo bàyyi politique fële. war nañu xam ne lii ñuy def nii. vraiment désordre kese la ak politique kese moo ko lal. mais foofu honorable ndax bëgg ma sañu taxaw si électricité ndax yow li ma la war laaj bëri na te temps baa ngi dem Mor nee na temps baa ngi dem mais man li ma la bëgg nee nga ñi dañuy politique mooy sa adversaire yi ngay wax mais yéen tamit ka moo leen dàq politique ndaxte fii la Matar Cissé ñëwoon actuel ministre de l'énergie ba mu nekkee directeur général bu Sénélec en fait nit ñi loolu moo leen naqari moo la gën a naqari mooy tromperie bi ci am soo ñoo taxaw tagg boppam taggaale gestion am waaw Sénélec bonne santé Sénélec dafa nice jeeg bu jekk laak bu mu jongeek nangam sangam wàññi naa si wàññi naa fële fii ak horizon 2020 da ngeen am nangam courant dina wàññeek nangam donc ba mu tagg boppam na tagg gestion am di wax ne vraiment Sénélec tout est nice cool fine ku bees ki ñëw bi tey mi ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam li mu njëkk a wax mooy audit après sax gis naa Tefison daw na waaye terewul ñun boobu ba léegi ñu dégg ne dette Sénélec bii dette la am dette bi énorme léegi kan moo ko war a fay ñun ñii pauvre ñoo ko war a fay pendant ce temps là président Macky Sall ak ay ñoom ñu ngi yor train de vie boo xam ne ñoom seen lépp ban nag seen dara manqué wul léegi ñun pourquoi ñun ñoo war a fay ay pots yu ñu kase wul. xam nga de Sénélec bu amee ay bor pourquoi ñun ñoo ko war a fay pourquoi état bi du wàññi train de vie dama lay expliquer Sénélec subvention bi nga xam ne état moo ko yoroon. téye ko. ren ci suñu RFR2 bi fay na sa état fay na Sénélec 125 milliards kon état am na lu mu def. pour compenser dette bi mais li tax doyul. mooy nañu comprendre que ne tey objectif bi ñu am. mooy gën a yokk courant bi pour
prix bi gën a yokk. wàññeeku mais désinformation ba Matar Cissé def yow gisuma nga commenté ci. non xam nga ma tey Matar Cissé. loolu mu wax ànd naa ci ak moom te duma ko commenté. parce que lu tax mooy moom dañ ko dénk loo xam ne tey da cee am résultat. ndax dafa am fu Senelec nekkoon ak fi Senelec nekk. ci Matar Cissé ba muy def discours boobu. problème bi am mooy tey dafa am ay investissement yoo xamante ne mi ngi nekk ci kanam yoo xamante ne war nañu am koppar boo xam ne gannaaw bi état jël 125 milliards. delloo ko ci Senelec tey am na attente ci courant boo xamante ne tey vraiment jàpp naa ne pour supporter ko 6% wala 10% ci yenn nit ñi parce que am na ñoo xamante ne seen i kër ay matériels yu mag ñoo ci am. donc defe naa ne loolu warul indi problème parce que lépp Senelec mënu ko def lépp état mënu ko def te li ci gën a ëpp solo. mooy que président Macky Sall dafa bàyyi xel sénégalais. parce que tey gis ngeen ne am na ay mbébét yoo xam ne wax na ko ci 2020 bi. parce que bu ñu nee premier semestre 2020 courant dina wàcc. mais du question dee. fii ba juin 2020 ñu dee. mais non seulement que ñoom dañu jëm ci wàññiwaat courant bi ci premier semestre bi. mais bu ñu commencé exploiter gaz tey defe naa ne prix électricité. ñu doon toog ci mbedd yi daan grève ak di marche. donc di politique bu boobaa defe naa ne dañ koy tourner la page. d'accord kon defe naa ne ñu ngi jëm vers l'exploitation du gaz. defe naa ne Awa Niang kenn dàqul politique yow kenn dàqul politique si àdduna fi mu ne nii ni nga ko waxee nii sax bi tey bi DG Saint-Louis bu toogoon fi du ko waxee noonu waaye mais nangul naa la ko léegi man li ma la bëgg a laaj foofu bala maa tourner page u électricité bi mooy tension sociale bi am ci réew mi courant ba ma ngay yokk nit ñaa ngi koy marche waaye leneen lu gën a rëy loo xam ne mu concerné la yow ngay jigéen may jigéen ak suñu mbokk jigéen ñu ñuy déglu mooy hôpitaux yi pharmacie yi moom presque garab yu bari presque moom pharmacie yi daanaka vide lañu amatu benn garab bu fa ne amatu benn garab tey jii aspirine sax defe naa ne bu doon jël dërëm léegi di nga wër ba sonn bala nga xaa gis am na sa presque benn spéculation bu fa am loolu fi mu ne kenn waxatu pénurie rupture la ñu wax kon catégoriquement donc yooyu noonu yëpp président Macky Sall fépp di metteendoo ñi ko war a défendre ñi war a expliquer ba Diouf Sarr ba mu war a wax ministre de la santé boobu nërmeelu nee na pat noppi moom préféré pour dem politique di lijjanti maire Dakar moo ko gënal bële électricité bi ñaar ñee ko ngemb muy ministre de l'énergie baak ka ca des DG kii ba ñëpp xaru léegi ñun président Macky Sall ñun deuxième mandat wam bii dëgg-dëgg man xam naa ña ko voté sax ña nga rëccu lañ ko votélee parce que moom ba mu toogee ba léegi fépp ay métti foo laal bu métti ñu fi doon dañ mel ne pas ba am 100 ans foo laal bu métti Aïssatou yow sama xarit nga mais dama bëgg rek ñu wax waxtaan boo xam ne tey defe naa ne képp kuy sénégalais di ko déglu dina xam ne très franchement am na lu ñu fi def te ma wax nag au passage que ne vraiment le ministre de la santé quand même mi ngi liggéey ba am solo te dina ñëw tontu la ci loolu nga ko posé mais dama lay wax leen rupture bi ngay wax defe naa ne yàgg na fi am loolu lay wax ci courant bi parce que man boo gisee man ànduma ak ñi lu ñuy def parce que effort yi ñuy def li ñuy wax train yi ñëw à l'heure duñu ko tudd les trains qui sont en retard la ñuy tudd looloo tax ma tudd leen les politiques mais tey boo demee ci domaine santé man waxuma rupture moom defe naa ne danañ ci jël ay mesures parce que dañoo voté ay budget te budget bi nga xam ne dañ ko alloué ministre de la santé budget bu gën a mag ci budget yi la bokk kon defe naa ne lii mën na am dinañ ko commenter dinañ ko wax parce que c'est normal c'est Sénégal moo demee noonu mais loo xamante ne ku xam président xam yërmande bi mu am ci askan bi lii di rupture boobu day dañ léegi mais li may wax mooy ci côté santé war nañu xam effort yi nga xam ne gouvernement bi def na ko ci wàllum santé ci dëkk yi gën a sori yi nga xam ne waroon na am case de santé poste de santé hôpital te amuñu ko te ci nguuru Macky Sall ñu am ko ci ñi nga xam ne tey yàlla dafa defoon ñu am problème de dialyse di ko war a def te ñaar bi ñuy ñëw 2012 ñaar ñoo ko fi doon def alors comprendre nga kon damay lay expliquer que ne bu ñu fi temps mayoon ba ñu wax lan la gouvernement bi def ci question de santé bi nga ma posé alors kon dañuy wax que ne pénurie yi defe naa ne benn goutte kese la ci vase bi kon defe naa ne loolu amul solo parce que li ëpp solo mooy lan lañ fi fekk ci santé bi ñu ñëw santé bi dafa nëmmeerlu xaw ma nañ koy waxee si wolof nërmeerlu alors que léegi gis nañ ko ne santé bi yomb na
te ba pare boole ci ay action sociale yoo xam ne dafa accompagner santé bi ci en terme de gratuité kon loolu defe naa ne ay pénurie lu tuuti la loo xamante ne jàpp naa ne balaa yàgg danañ tourner la page de xam nga man honorable man yàgg nga maa neex léegi nga ma gën a neex lu tax mooy yow kese yaa am courage yu APR ak Benno Bokk Yaakaar millions de nit ya fa ne ñi Macky Sall jox ay nomba tànk ak nomba baat ak nomba loxo ñoo ñëpp yow dong yaa am courage yu ñëw toog fii jàkkaarloog man wax ak askan wi te doo ci lenn nag ndax yow assemblée bi nga ne te foofu nga ne sa yaa ngi fay góorgóorlu dafa toj ñii nga xam ne dañ leen jox ci gouvernement ñu xaru ñoom ñëppay ñëw ñoom donc man foofu moo tax la ngay communiquer nii laa ne foofu Macky Sall da laa war a gërëm sant la parce que moom président Macky Sall fii si seen parti la ak seen alliance question de l'heure yi nga xam ne moo poñe fi mu nii actualité Sénégal nit ñaa ngi jaxasoo soxla ko leen dëfal Macky Sall ñamu fal ñamu jox nooma tànk kenn défendre ko moom ñëpp a ngi xaru koo ci woo ci plateau yi koo ci woo du jël wala bu jëlee ne la noo xoolal booy je te rappelle daw yaa ngi dégg moom Macky Sall ci boppam tàmm na fu dëkk bi tàngee mu daw fi ñu daw moom dafa am ay calendrier ba nga Nigéria dafa am calendrier tàmm na président Macky Sall di ko daw lo président Macky Sall moo ñu tàmm day taal dëkk ba dëkk ba boy mu daw bàyyi ñoo ànd mbeek da ngay tooñ doomu yi man pourquoi président Macky Sall ñi mu fal du ca défendre pourquoi yow rek yaa ñëw nangu ñëw surtout nag si jigéen ñi yow yaa ñeme yow yaa osé nii xaru parce que nga def ni suicide la xaru nga def nga ne xaar nga ñëw xaru mais pourquoi sa gars yi du ñoom ñëpp danañ ñëw parce que dama ne tey jii vraiment pour c'est un président seul quand même il est solitaire waaw mais isolé par exemple non ñu ngi ñëw gars yaa ngi ñëw yaa ngi gis cadre yi ñu ngi ñëw jeunes yaa ngi ñëw bon jigéen ñi ñu ngi ñëw parce que bari na ñoo xam ne ñu ngi def débat ci ay télévision quand même mais nag na ñëpp ñëw pour ñu mën a taxaw wax parce que suñu noppee day mel ne defuñu dara wala fekkewuñu dëkk bi fenn yóbbu ko fenn am na fu ñu ko fekk am na fu ñu toll te am na fu ñu ko jëme donc defe naa ne communication boobu il faut ñu léegi bu jamono bi nga xam ne dëkk baa ngi tàng yu mel noonu yéen waa APR au lieu que ngeen ñu bëri def comme ni nga def ñëw toog ci songu plateau yi songu journalistes yi pour xam ne ñooy jàllale seen kàddu ci askan wi pendant ce temps là yéen a ngi ko jante di màttante di xastante ban jàngat nga am ci feuilleton Yakham Mbaye Youssou Touré Cissé Lo ak Farba Ngom gajante xastante weerante waxante lu ñaaw bu ñu fi nekkee woon semaine bii passé semaine bii la ñu xaw ten defal tuuti ban jàngat nga ci am lu gàtt waaw li ma am ci jàngat loolu mooy loo xamante ne toujours dama koy wax parce que parti politique ak kër mooyam kër la fa am dafa war a nekk sutura dafa war a génn ci biti parce que li ma jàpp mooy du ñun ñëpp am problème malheureusement suñuy problème mooy nekk ci presse bi loolu moom defe naa ne yàgg naa ko wax nañu bàyyi point de presse nañu bàyyi daal xuloo yoo xamante ne tey ku ko dégg da du refléter le président Macky Sall parce que ku xam président Macky Sall xam ne tey bañ koy fal nañ ko ndax vision bi mu am ci Sénégal fal nañ ko ndax parcours bi mu am ba egsi foofu waaye fal nañ ko ndax jikkoom ndax du xuloo du werante du xaste du ŋàññe ndax homme d'état la woon li mu xamoon ci état boobu bëri woon na te kenn musul gis ci rajo wala télévision muy toog di ŋàññ ba génn jotee dafa génn dem wuti wërsëgam defe naa ne képp ku koy jàppale da ngay xool loolu muy def nga ànd ak moom def ko ci parce que mënuñ ñi bokk ndey ak baay sax duñu juboo sàkkantuma ñi nga xam ne dañoo bokk parti kenn ku ci nekk mën nga am sa positionnement kon defe naa ne ñi nga xam ne tey dañoo nekk ci biir nekk ay kilifa dafa am lu sénégalais yi di xaar ci ñoom muy man muy sama morom soo demee ba nekk kilifa dafa am loo xam ne da nga ko war a jombal sa bopp parce que maire dafay am tey suba ëllëg juboo dafay am te kenn ku ci nekk war nga sàmm kaddu gi ngay wax ba ëllëg soo juboo amee nga bañ a rus te defe naa ne tey président Macky Sall ku koy jàppale si lii nga ko mën a jàppale mooy lii nga xam ne def na ko te sénégalais yi comprendre ñu ay politiciens lal seeni pexe depuis boobu ba léegi ñu fal Macky Sall ñu bëgg a rëmal gouvernement bi te loolu moo leen di të defe naa ne kuy jàppale président ci loolu nga koy jàppale parce que APR ñoo ko moom sunu parti la ñoo ko war a rafetal parce que ki ko jiite te parcours bi mu jaar tey c'est exceptionnel rare
ci leader politique yi ñu ku jaar am cursus su Macky Sall ba jot pouvoir bi mu am yéene ci Sénégalais yi léegi ci sa waxtaan yaa ngi daan wax dañuy noos dañuy lii tey train de vie de l'État lépp dañ ko supprimer ñun ñu nekk à l'Assemblée xam nañu que ne nañ doon dundee bu njëkk ak léegi na ñuy dundee nekkul benn kon defe naa ne ku mel noonu suñ ko jiitalee ci Sénégal muy liggéey nag di yéegal ay montagne ci kaw ñun ñoo ko war a jàppale ko nag bu ñu xuloo nekk ci presse bi semaine boobu yëpp xuloo la mais bu fekkente ne xuloowuñu nekk ñu ci presse bi li muy def ñu di ko wax kon ka nekk fongale mi dina xam dina comprendre bu baax lan la Macky Sall def defe naa ne loolu moo ëpp solo xuloo léegi sànq da nga wax lu am solo ndax nee nga yow mënoo comprendre ku nekk ci biir da xaste Cissé Lo ak Moustapha Diakhaté ngay waxal non man mën naa bañ a tudd tur waaw parce que li xew jaruñu koy nëbb parce que ñoom dañ naan ko dee si marché yaa tàggee sa bopp mais ñoom bu fekkente ne li ñuy kaas dafa nekk kaasu askan bi ma ànd ceeg ñoom mais loo xam ne sa kaasu bopp la très franchement population sénégalaise yi duñ ci ànd parce que au moment ku ne yow ngay kaas pour ñu nommer la wala au moment pour ñu kaas pour yow da nga bëgg a gis Macky Sall wala da nga bëgg ñu yokkala sa quota mais imagine toi tolluwuñu foofu ci Sénégal kon damaa jàpp ne ñoom bis bu ñuy dem bay kaas nanu kaasal askan bi ñëpp ànd ceeg ñoom bu ñu demee bay kaas na fekk na ba ñu ànd ak président faloo delloowu leen la ñu def ndax defe naa ne tey ji président wàccoon na ak ñoom bu dee dëgg rek la yàlla bëgg ndax kenn ku ci nekk am na teraanga gum def ci yow kon tey war nañu xam ne tey quinquennat bi kenn ku ci ne da ngay fàtte sa bopp nga xool accompagner président ci dëkk yi war a am tali dëkk yi war a am courant dëkk yi war a am poste de santé dëkk yi war a am ndox nga di ko conseil parce que fi ñu toll nii moom soxlawul ay wax soxlawul xuloo li mu soxla pooy ñun ñu jàppale ko la coalition Benno Bokk Yaakaar xam nga dama lay expliquer tey jii président ñi ko doon jàppale ci APR au niveau national international ay millions de sénégalais lañ problème bi am mooy sénégalais dafa war a bàyyi benn culture jàppale naa diw nekk na président sama jabar wasin na moom a war a ngénteel nekkoon naa fi depuis authentique depuis d'école Ngor tey am naa ngénte war nañ maa jox ma ngénte tey feebar naa war nañ ma faji defe naa ne politique boobu président Macky Sall lu mu ko bëgg dafa am lu mu waxoon tout au début la patrie avant le parti mais mosu ko dëggal nag mais si non mais xam nga yaa ngi wax ay frustration parce que su fekkonte ne moom milliards yi mu war a def ci tali yi ak ndox meeg santé bi daf koo jël jox ko coalition Benno Bokk Yaakaar tey ay oto yu rafet la ñuy dawal bu boobaa di takk ay or yu baax mais bu boobaa tali yi dana des te bu boobaa lu ëpp ci sénégalais yi ñoo ñuy jëpp parce que bu ñu fàtte ne nag bëri na ñoo xam ne ay sénégalais lañ te duñu ay politique dañoo nekk fële di observer di xool président ak ab bilan nañu comprendre loolu parce que boo nekkee ci parti même buñ la nommé wul même boo ci fayeekul salaire même boo ci amul ñaar dërëm jàppal ne yéene président mooy képp ku ko doon jàppale nga am mbégte am mbégte mooy lan tey boo demee département Pikine képp kuy responsable képp kuy militant à la base nga dundoon inondation nga toog ba inondation yooyu tey nekk un vieux souvenir defe naa ne intérieurement yow sentir nga Macky Sall nguuram ci quartier boobu nga nekk defe naa ne loolu moo ëpp solo mais honorable xam nga ku mel ne Moustapha Cissé Lo wax na fi ay waxu semence ay quota yaa xam gën a yokk ci xar bi karaw xamal ne que am na ñoo xam ne dañ leen di jox semence te waruñu ko am Cissé Lo ca la bokk mais moom Cissé Lo bu taxawee ne li ko naqari mooy moom ak la mu investir seen parti na mu mel ak président Macky Sall na mu ko xeexal fital ko dooleel ko tungóob ko ci mbagam yu njool yooyu ba président Macky Sall yóotu Sénégal gi mu jot te mu demee bu fi ñu toll ni président Macky Sall ay transhumants ñoo ko gënal mu recevoir ko moom audience kon li mu war a wax da koy wax ci mbedd bi ku mel ni Moustapha Diakhaté nga xam ne gis nga chaque jour nga gis ko mooy alimenter presse bi ndax di wax xalaatam ci réew mi ni ko président Macky Sall yoree te nag li mu fa wax yëpp nag wax dëgg fa yàlla kenn mënu taxaw ne Moustapha Diakhaté li mu wax du dëgg ndax mi ngi taxaw ci côté population bi moom bu fekkente ne comme ni mu ko waxee bu doon dafa gisante président Macky Sall wax ko mais gisante wala président Macky Sall recevoir ko te mu bokk ci dëkk bi bokk ci li koy doxal am na droit toog xam nga ci téléphone am du dugg Facebook wax ko fa gis nga tey président ñaar ñoo ñu nga tudd dañoo bokk ci secrétariat exécutif du parti waaw tey Moustapha Diakhaté nee na gën ñaa réunir waaw mais dañ koy woo bu ñëwul moom affaire am la dama lay expliquer lenn muy Moustapha wax naa bëgguma woon tudd tur quand même mais muy Moustapha Diakhaté tey loolu muy kaas ne dafa nekk ak askan bi dafa nekk ak sénégalais yi mais lu tax 2012 5 ans yi mu nekk assemblée nationale
position bi mu jël ni jëlu ko woon xanaa kon Sénégal yi dafa nekk ñaari Sénégal lu tax biñ ko nommé ministre def ko chef de cabinet lu tax moom position boobu jar waxu ko wala kon depuis boobu ba léegi moom li mu nekkoon ci biir te nekk di kaas di wax bëgg ñu nommé ko moo tax xam nga tant que bàyyiwuñu intérêt personnel duñu dem parce que ñiy kaas chaque jour li ñu bëgg bis buñ ko defee bis buñ leen ko président defalee donc dootuñu waxati dara kon defe naa ne jarul ñuy distraire les Sénégalais li ëpp solo daal mooy ñu ngi ci parti bi li ñu war a def mooy seet militant yi nga xam ne ñoo gën a sonn ci parti bi te loolu ñoo ñu am militant boobu amu ko parce que militant boobu war na dem ci presse war na mer te defu ko kon li ñuy wax intérêt personnel vraiment bugguma ko ci affaire de politique kon pour yow ñuy intérêt personnel moo tax ah loolu laa mën a wax parce que luy lan mooy problème bi mais nag honorable président Macky Sall dafa mel ne yii temps opposition dëgg waa APR la de ci biir APR ndaxte boo xoolee sax opposition classique bi traditionnelle ba ñoom ñëpp dëgg-dëgg ña nga toog seen saal sangoo seen mbàjj ataaya bi di gilli gerte caaf bi di gilli ñu tey seen soccu ba seen télé play di leen seetaan ngeen ko jante xoolal beneen frustration bi nga xam ne ñooñu tamit xam naa dañuy bàyyi première vague bi ñoom Moustapha Diakhaté jàll ñu doog a génn mooy maire bi Awa Gueye mi nekkoon sa bureau assemblée nationale moom da doxee suba ñu kajj ko nang teg ko fee de côté dégg nga te moom bokk na si ñi nga xam ne jaru sama wax lu baax la ndax moom tamit fii laa ko invité woon après moom mooy loolu mais kon est-ce que jaru ma koy wax lu baax waaw da nga ko wax lu baax loolu naan bokk na si ñi nga xam ne seule femme bu dem kiiwi ji bi dem ba président Macky Sall di déposer seen récépissé ba waaw donc ñu xëj ko nànk moom yóbbu ko fa sa defalee ko benn commission ak nag sama mag Abdou Mbow mi nga xam ne moom tamit man j'ai pas compris pourquoi Abdou Mbow ñu pingee ko noonu xëy na ci jamono Aliou Sall ya dafa xaw def petit pat ñu mere waalo ko kajj ko donc ñooñu ñëpp dalee leer ne au fond seen xol tàng na président Macky Sall kon laaj bi mooy pourquoi moom dafa mel ne au lieu que mu tourné mu gàjj pes transhumant yi alliés yi mais waa APR ñi àndaloon moom démb barki démb ñooñu lay gàjj matt leen daal jël ñu ne biisu transhumant yeeg yooyu mu biisu leen gis nga ñaaña ba mu leen dàqee ku mu leen remplacer ay transhumant ay gaajoog ñooñu la jël bëtal leen ci bi ci kii yi est-ce que loolu tam nekk moom Macky Sall mooy tas parti non xam nga Aïssatou defe naa ne da nga wax bu am solo jëm ci sunu présidente Awa Gueye moo yor collectif des femmes parlementaires ak sunu frère Abdou Mbow te ñoom ñaar defe naa ne ñëpp ràññee nañ leen ci parti bi ñëpp gis nañ leen seen taxawaay démb avant ñu ñëw au pouvoir ci parti bi accompagner président ba mu méttee boo xam ne kenn gëmu ko woon est-ce que ñoom lii la ñu may ñu ñëw assemblée ñu gis seen taxawaay muy Awa Gueye muy Abdou Mbow mais pour vous dire que ne ñoom dañ leen a yokkal promotion yokkal promotion mais Aïssatou déglul dañ leen a yokkal dafa yem ak vice président du benn nag Aïssatou président commission non xanaa comprendre la man déjà dama leen di féliciter parce que toujours ci politique da ngay am jàngat xam nga dafa am débat bu ñu ibbi woon léegi ci ñaari góor ñu ibbiwaat beneen débat boo xam ne Awa Gueye ak Abdou Mbow la pourtant ñoom bu fekkonte ne tey dañoo topp ñooñu la ñuy def bu ñu génnee dañuy dem ci presse. mais xëy na après ñoom ñi ngi waajal dañuy bëtal xëy na mais ñoom engagement yi ñu amoon tout au début moom lañ continuer am ba léegi pour accompagner le président Macky Sall. te jàpp ma ankay parce que xam nga lu tax demuñu ci télé waxee ne dañoo. mais nit ñi ñoo naan danoo mécontent mais ñoom ci seen bopp. wane wuñu ko jëfe wuñu ko. waaw dañuy sagu non du question de sagu parce que dama lay waxal assemblée nationale nu mu demee. bureau assemblée nationale peut-être titre protocolaire bi kese moo fa nekk. mais buñ la falee député. nga ñëw assemblée nationale yow tey jii ñu jël révision du règlement intérieur def ay commission yoo xamante ne tey ku xam liggéeyu assemblée nationale ku xam parlementaire lan mooy liggéeyam liggéey bi yëpp dafa nekk ci commission bi. ñaata ngay fayeeku ñu jël vice président moo ñoom ñoo ñu ëppale salaire. commission moo ëpp salaire. mais commission ñu si moo tax ma wax leen yéen peut-être comprendre leen. ñu ëpp salaire. mais loolu am na loo xamante ne duñ ko débat mais ñoom ci seen bopp xam ne ñoo ñu ëpp salaire membre du bureau léegi. dama lay expliquer yow en tant que question ñii ñoo ëpp salaire. waaw mais ne moo tax ma wax leen bu leen wax ne ñoom dañ leen a dàq wala dañoo frustré amul. au contraire dañ leen defal promotion. léegi buñ jógee loolu foofu nee naa la ñaar dañoo mer nga wedd ko kon nañu bàyyi loolu ma ñëw ci troisième mandat bala maa sori ñeme nga ci wax wala ñeme woo ci wax yow kenn mënu la dàq troisième mandat yow kenn mënu la dàq yow voilà xam nga non du ma si wax pourquoi doo si xam nga lu tax du ma si wax
mooy parti da ngay am kilifa. sunu kilifa bëggul ñu wax ci 3e mandat waruñu ci wax parce que. kon yow amu leen dafa ñoragul. 2019 la ñu fal Macky Sall daf ko dese. 2024 lan moo fi xaay fii. mais instant bi bu ñu nekkee di discuter ci 3e mandat li muy liggéey ci 5 ans kenn du ko wax kon nag man 3e mandat. waaw ñang gëmal yàlla. yow duma ci honorable député nga ne Macky Sall mënu laa dàq. gëmal yàlla mënu laa dàq dara. man 3e mandat bi kenn mënu laa dàq. man Awa Niang man dafa simple député. man dama naan duma affaire man Macky Sall la. waaw pour vous dire hein. mais kon waxati lii 3e mandat président bëggul ku ko tudd. ndax lan moo yor parti bi li mu bëggul kenn du ko wax ci parti bi nañu ko bàyyi parce que le temps ñuy nekk di débat ci 3e mandat. nan wax ci li muy def ak li mu yéene Sénégal ak. mais 3e wuy ma léegi kon yow bu ko wax day forcer wala du forcer. non mais kon mun nga wax tamit ne bii ma dernier mandat. non mënu ma si wax de xam nga lu tax bii ma dernier ba nanu wax ne fal nañ ko 2019 amagul at ci 2019 bi la ñu toll nii. dese na ko. kon nañu dem ba ci kanam heure bu wax bi jotee rek bu ñoree parce que ñoragul dafa xaay bis bu ñoree rek danañ ko def débat ci télé. léegi sëñ Mbacké Ndiaye mi ne moom dafa bu fi créé débat ne nañu supprimer limitation mandat présidentiel foofu tam doo ci wax. non foofu duma li ma si wax bariwul. ndax na loo ci wax. parce que président Macky Sall bu defee référendum. wax limitation du mandat à deux mandats de 5 ans. defe naa ne foofu la débat bi yem. te moom ci boppam. dañ koy saluer parce que nit ki da ngay am courage nga wax li nga bëgg. mais loolu mu wax te bëgg ko na fekk mu méngoog bëgg-bëggu président de la république. te mënuñu engagé ñun waa APR. te engagé wul waa Benno Bokk Yaakaar. parce que ñun APR porte parole bi bu ko waxoon kon engagé nañu. kon defe naa ne loolu xër moo tax mu wax ko. te ku nekk am nga si droit quoi. du buzz mais am nga droit wax xër ak bëgg buzz mais man lu ma jaaxal ma c'est vrai quand même APR ba sëñ Mbacké waxatee wax ju rëy jooju. APR ñoom ñëpp fu ne nit ñi génnee teg ko ci àndam ne ko li nga wax ñëpp comprendre nañu ne bëgg dóor Macky Sall la waaye sa waxu bopp la mais man quand même j'aurais bien aimé quand même mu nekk au-delà de démenti rek quand même sëñ Mbacké sax ñu woo ko dëgg-dëgg xëcc noppi yeeg yooyu ne ko yow. mais li tax ñu koy woo. après yow chaque jour nga gis moo xam ne lu rëy loolu. mais déedéet. avortement mais démocratie la ñu nekk parce que dama ne la bu doon tey suñu biir porte parole la ko wax wala man ma wax ko wala kenn ci biir APR su boobaa dinañ ko convoqué nag wax ko lu tax nga wax ko mais allié du président am na ñoo xam ne dañuy toog ci plateau télé ne Macky Sall waru fee am 3e mandat loolu kooku am droit ak sañ-sañ wax ko moom la Serigne Mbacké Ndiaye am droit sañ-sañ wax ko mais li ci ëpp solo mooy leer na ma ne ñun loolu engagé wuñu engagé wul président parce que doxewu ko waxewu ko vraiment très franchement mais tam sëñ Mbacké aussi am sëñ Mbacké tam dafa xaw a bëri ay dugg ay ruq affaire yooyu est-ce que xëy na ñàkkul moom ngaa ñëpp xam nañ bu neex mais neexul dafa peut-être dafa romb tuuti palais dégg Macky Sall di ko président mi aaye ku wax ci 3e mandat dina autoriser kuy dem di wax ci mandat à vie amul cohérence Macky Sall moom mooy aaye ku wax 3e mandat du ko aaye ba pare di wax kuy wax ci mandat à vie donc loolu engagé wu président. mais comme j'aime bien ba nga ne président mooy aay ko 3e mandat. moom bëggul ko yàqal. waaw parce que heure bi du heure am. du heure am waaw jërëjëf léegi honorable yéen a mooy nee naa amee question fast track Mor may ma 5 minutes rek ma évacuer yii léegi assemblée nationale ma delluwaat fa nang waaye Abdoulaye Daouda Diallo lan la leen defaral ba nga defal ko vote sans budget noonu vote sans débat noonu comme ça mais ko sarax ko budget bi noonu mu dem pour lan. waaw non du sarax budget xam nga dama naan tey jii opposition bi. dafa am pilule boo xam ne mënuñu ko digérer. muy le fait que ñu sénégalais yi wóoru président fal ko 58,26% ba léegi. mënuñu ko digérer. ba ci léegi opposition dafa am politique dafa am mais assemblée institution la waruñu fi politique. Abdoulaye Daouda Diallo non déglul non xam la Abdoulaye Daouda Diallo. c'est le ministre des finances. waaw Abdoulaye Daouda Diallo bi mu ñëwee bala ñuy wax ay vote sans débat. vote sans débat du budget du Sénégal. c'est parce que budget du Sénégal dafa composé de 32 ministères ministère bu nekk ñëw na en commission des finances ñu def débat nga ñëw en plénière ñu def débat waa garab bu dee 32 branches garab gi bu taxawee mooy budget Sénégal branche bu nekk ñu votel la budget bi en commission finance en plénière xanaa kon garab bi yëpp votel nañ ko benn lañ fi voté wul mu sans débat muy forces armées te bi ñu demee commission des finances dañ ko voté kon lan mooy coow li amul benn ministère bu composer le budget total du Sénégal boo xam ne ñëw na assemblée voté wu. mais pourquoi Daouda Diallo moom problème bi non du question de voter xam nga problème bi lan la. bi ñu defee révision règlement intérieur dañoo limité woon à minuit. ñun bi ñuy dugg
parce que ministère de la femme moo ñëw donc ñu nekk fa toute la journée bi ñuy juggu 20h la diggante 20h ak minuit du 4 heures de temps la ñoom seen objectif lan la woon ci 4 heures de temps bi ñu def débat ibbi liste 80 personnes wax mu jël juróom 6 heures de temps 6 heures de temps ça sera après minuit su boobaa dañuy ñëw da ngeen gëmanti woon bëgg tëdd nelaw non du question de gëmantu minuit buñ fa yemoon te budget bi voté wuñu ko dañuy rejeter le budget du Sénégal te loolu defet la loolu nag loo ñu bëggoon ñoom ñu ne dañuy politique pour ñu ibbi débat mais débat dafa am parce que bi fekkente ne ci suñu biir waa coalition Benno Bokk Yaakaar benn député moo jël ne nañu def sans débat keneen beneen député na avec débat lépp ci biir Benno Bokk Yaakaar kon ñun ragaluñu def débat parce que amuñu dara lu ñuy daw ci biir débat affaire de détournement vite fait 600 millions yi nga xam ne ci Djibril War daf ko teg ci deru Moustapha Diakhaté loolu naka la demee c'est possible 600 millions non mënul nekk parce que man it ànduma ak Moustapha ci li muy doxale waaye nag du tere bu dëgg jotee dama koy wax mënul détourner 600 millions c'est pas possible parce que fu ñu tuddee ne Moustapha détourné nañ dinañ ne questeurs yi ana président assemblée nationale parce que budget assemblée nationale nu mu demee mënuñu fa détourner 600 millions li am mooy que li am ci assemblée yëpp partout dans le monde assemblée boo gis day am budget de fonctionnement yoo xam ne dañ koy allouer les groupe Benno Bokk Yaakaar ci Moustapha Diakhaté ci Doudou Wade ak ñeneen ñu jiitu xam nañu ne loolu mi ngi assemblée nationale suñuy demee bay jox groupe defe naa ne joxuñu ko le président lui-même mais groupe bi ci boppam ñoo ko bokk xëy na ki nga xam ne day génn di wax transparence la bëgg xam lan la def peut-être wala bëgg ñu boole ko looloo tax affaire bi am mais de toutes les façons liñ ko war a jox moom la ñuy joxe parce que niñ koy établir c'est en fonction du nombre de députés groupe bu ëpp de député moo ëpp xaalis damay wax ne waa PDS am nañ ci de voilà damay wax rek te yàlla tax détournement mënul am assemblée parce que assemblée nu mu tëddee kenn mënu fa détourner 600 millions ci noonu. d'accord ndax yow ma fàttali ne yow yaay bokk nga si ñaar ñu yor kopparu assemblée. alors Moustapha Niasse ñu lire si presse bi ne sama papa jooju dëgg-dëgg day waaj a tekki ndànk ndomba tànkam dem na noppalu ji tuuti dëgg-dëgg profité ci sët yeeg sëtaat yeeg ñoom seen ci loola président Macky Sall mi ngi xalaat teg remplacer ko ak ku mel ne Mohamed Boun Abdallah yow rumeur boobu loo ñu si mën a wax yow. loolu daal maa ngi koy doog a dégg très franchement. déggoo ko ci man mi moom nag. non damay expliquer rek parce que te dafa nekk loo xam ne tam pour ma tontu ci dana jafe. ndax lan parce que du ma selba ndoom comme ñëwagul dundaguma ko damay bàyyi ba mu egsi donc bu egsee mais quand même mën nga wax quand même ci niveau seen niveau yenn député APR rek niveau député assemblée nationale yi chaque jour nit ñi ñaawlu théâtre bu xew assemblée xeex yeeg mattante kajante saagante yi ba keroog si ñi ngi gis benn député bi seetaan benn téléfilm gis naa kenn ku ton daane waa ne na ngeen ñu may ndax kooku ñëpp a koy def waaye ñëpp a koy def mais kenn xaaru ko ci ay député toog ci assemblée nationale nit ñi di wax lu am ful la fee nga seetaan nank sa téléfilm donc kañ ñun la ñuy am ay député yoo xam ne dëgg-dëgg am nañu classe maanaa xam lu tax ñu teg si assemblée ba te tàccu xaaxarat tegu leen foofu. waaw mën naa ne député bi ko def opposition la waaye damay opposition ñoo ko def te loolu du téléfilm Facebook en direct assemblée nationale bi moom la doon seetaan benn député bu doon wax la du téléfilm mais wax la ne wax naa ko toujours que ne assemblée nationale war nañoo xool yenn député yi buñ leen di tànn enquête de moralité daf ci baax parce que boo demee ba nekk député da nga nekk kilifa da nga war a nekk royukaay mais am na yenn kàddu yoo xam ne buy jub ci député di xaste donc loolu vraiment dama koy ñaawlu parce que bu dee ministre say doléance su dëkk mën nga ko wax ci yar ak ci teggin mais damay gis ne peut-être ñoom li ministre bi di liggéey intéressé wu leen la personne le ministre en question moo leen intéressé pour xas ko pourtant ministre dafa am jabar dafa am doom dafa am ay mbokk te dama jàpp ne tey jii li ñu ko confier su fekkee liggéey na ko mu baax sénégalais yëpp dañ ci gis seen bopp kon damaa jàpp ne boo nekkee député am nga droit nga laaj li nga war a laajal sa askan mais kantaa nag di xaste di xas ay ministre man vraiment loolu rafetlu wu ma ko xuloo bi ngay wax nag ci sunu biir damay wax ne sunu diggante ñun ñi muy PDS muy Benno Bokk Yaakaar mën na sëcc mais du wex parce que bu ñu génnee ci biti da nga naan ñun ñëpp ñoo bokk parti
la preuve en est que ce week-end bi passé dañu yendu ci benn mariage boo xam ne député Benno Bokk Yaakaar bu takk doomu député de l'opposition. Parce que en dehors de l'Assemblée nationale on est des Sénégalais. ñoo bokk suuf si ak géej gi. local yi est-ce que candidat ngay doon ci maire Dalifort lay nekk wala maire Pikine. bon man sama candidature defe naa ne waruma ko wax. waruma ko wax parce que li tax mooy dañu ànd di liggéey ci Benno Bokk Yaakaar. mën naa ne benn ambition laa am. mu ñu fexe ba gagner très largement les 16 communes du département de Pikine. parce que bala nga ne naam da nga fay nekk. nanu fexe ba gagner 16 communes yëpp. parce que tey Pikine dañ ko war a gagner. parce que président Macky Sall bari na lu mu fa def. suñu gagner loolu man defe naa ne atteindre na sama objectif. Dalifort ga ñu nekk. ñu fexe ba gagner ko parce que bépp maire boo xam ne ànduloo ci lii président Macky Sall di def ci Pikine. defe naa ne population bi waratul la fal. parce que lu tax mooy pouvoir central dafa war a méngoo ak pouvoir bi ci kaw. nga xam ne dañuy jëlee ca kaw di wàcc jëm ci suuf. looloo tax képp ku dëkk Pikine nga bëgg Pikine ngay politique sa yéene mooy nga fexe ba Macky Sall maire yi muy am ci département Pikine. ñu war a nekk ay maire yoo xam ne suñu amee soxla wàllum école wàllum maternité donc wàllum éclairage lépp lu wala ay projet yoo xam ne si jigéen ñi wala ci jeunes yi la. ñu fexe ba mën a liggéey ak ñoom. waaye ku dul tudd Macky Sall du xool Macky Sall di ko sànni xeer guddeeg bëccëg suba ngoon. defe naa ne bu bëggee nekkat maire day indi blocage ci loolu. ku moom li nga wax ni kooku moom. mën naa jàpp exemple sunu Dalifort. voilà Idrissa Diallo. wane Ablaye Diop bari na ay. Idrissa Diallo dala xaw a sonal nag yow. non xawuma sonal. Idrissa moom lottal na la non Idi waxaw maa ko xaw a sonal quoi. wàccal na la wàccal coalition baa ngi koy bëgg a rey parce que nag gëj na gagné élection. inchallah donc defe naa ne daal parce que nit ñi kenn mënatu leen nax il faut nga liggéey joxe ay résultats pour ñu mën la falaat. mais su fekkee mënuloo ne bii xeer maa ko teg Dalifort boobu gàttee jàpp naa ne Dalifort ay ñu nitee fa nekk donc defe naa ne loolu daal. li ci kanam la rawati bët. alors dernière question bii nag moom aw ña sarax ma ne ko tontu si nag vraiment comme pour ñu terminer en beauté seen parti bi. jamono yi ñu toll mattante ngejjante bi si am yëpp ñu bëri jàpp nañu ne li ko waral mooy querelle de positionnement moo fa nekk ñoom ñëpp ñu ngi waajal seen bopp pour Macky Sall bu fi jógee ñu am benn taxawaay bu bakkane bu fa am donc keroog ma invité fii Sitor moom tamit am na ay kàddu yu yëkkati ci anam boobu mais li ma la bëggoon a laaj mooy est-ce que jàpp nga ni aujourd'hui évidemment chaque jour nga dégg ci presse bi ñu ni ay benn Mimi Touré benn Matar Cissé gis naa muy wax lu ci presse bi naan xëy na li ngay tuumaal ne dafa bëgg a nekk dafa bëgg wuti Macky Sall moo tax ñu sonal ko nii ci affaire courant bi mais anyway wax nañ daal ko ay Jean Matar Cissé ak ñoom ay Amadou Ba ñooñu ñëpp ay potentiel dauphin lañu ci président Macky Sall yow donc yow loolu noo jàngatee ñi nga xam ne déjà ñi ngi yaa bokk ñoom parti ñuy waajal seen bopp di préparer l'après Macky. man dama jàpp ne loolu waru leen daal bu fekkee am na. gëmoo ne am na. bon mënuma ko. aw ñaan si dëkk bi nga dëkk nag te yaa ngi xam seen parti mais ñoom déclaration man de en tout cas man ci sama bopp. man sama position mooy que man APR kenn laa ci am kilifa muy Macky Sall. bu pare woon. ne ma diw mi la ñu jiital moo nekk sunu candidat man Awa Niang ci kooku lay dem. kon xam nga man awma problème yooyu. mais képp ku ko mën a nekk rek dama jàpp ne war nañu bàyyi ambition bu dee loolu am na. ambition bi nañ ko tëral. parce que parti dafa am ligne de conduite. ki war a wuutu Macky Sall yàlla xam na ko bu yàgg. moo jiitu juddoo moom. moo gën parce que bëgg a làqatu def ay réunion di def say groupe WhatsApp. ça ne sert parce que mais loolu même bu amee bon mën nañoo xam am ñoo xamante ne peut-être di nga jàpp ne am na lu ñu bëgg. waaw mais tim damay expliquer ne président Macky Sall képp ku mën a doon moo la mën a épauler pour nga jàll. parce que ñun ñëpp dañu xool suñu gannaaw man toujours dam nay wax loolu. ku ci nekk ñi nga tudd kenn ku ci nekk na nga xool sa gannaaw. kon defe naa ne tey bu fekkente ne ànd nañu président ba ñun ñi xam leen ba egsi fii. li war mooy président mënul am fukki candidat buñ ca tolloo war caa débattre. dinañ ca débattre mais fi ñu toll nii ñoom ñëpp nañu bàyyi loolu te mën a jàppale président ci 5 ans yi.
bu ñu demee nag ba nga xam ne président toog na ba war a jàpp ne kii la war a jiital ñun ñëpp ñu ànd ci man de président lay dégluwuma Samba dégluwuma Demba te defe naa ne position bi ma am bu ko ñëpp amoon kon coow du am diggante kii la wala kii la wala kële. waaw mais ñu bay jàpp na ne président Macky Sall bi ma dernière question bi mi ngi waajal ndànk Mansour Faye gorom boobu ndaxte wax dëgg yàlla Mansour moom mi ngi doxal ndànk boole patt gis naa sa bëgg dem mu inauguré ay école ak ñoom seen waaye la mu ŋànk ci budget rek presque moom genn wàll budget réew mi yëpp lañ ko jox ndànk mu mel ne Macky kii Abdoulaye Wade bu dee amoon Karim Wade dam mi nga xam ne mooy le ministre du ciel de la terre de l' espace de ceci et de cela de la mer ak ñoom seen Mansour Faye moom tamit wax dëgg fa yàlla bokk nanu ndax Mansour tamit la mu toogaa ca tuuma ko waaye wax dëgg yàlla moom presque sunu xaalis yëpp mi ngi ak moom. non moom lépp la centralisé Mansour 103 ministère yëpp 103 milliards. bokkul Mansour 103 milliards lañ ko fa ter ren. te boo boolee budget yëpp 32 ministères yi. ministre Mansour Faye mu ngi nekk 11e la. éducation nationale moo jiitu. ci ministère yi. léegi lu tax ngay xalaat que Mansour ak Karim Wade nekk nañu benn. Karim Wade ba mu fat non nekkul benn parce que Mansour li ñu ko non déedéet yamuñu parce que Mansour dénomination ministère am rek Mansour li ñu ko dénk moo njëkk a cag-cate Mansour non Mansour xam nga lu ñu ko dénk social bi équité sociale la ñu ko dénk sénégalais bi nga xam ne dafa war a gis boppam néew doole ñu fexe ba ñaari sénégalais yi yam defe naa ne loolu non du question de bëgg lekk xaalis tey jii boo gisee ci biir budget Mansour Faye bourse familiale mi ngi fi te bourse familiale defe naa ne ña koy yeeyoo ña ngi koy jot diggante Mansour ak Karim Wade c'est diamétralement opposé. la ma leen opposé. Karim Wade bi mu fi nekkee kii doom la kii di goro. non du question de goro xam nga lan la. famille la rek. parce que Mansour ministre la Mansour sénégalais la bien vrai que dafa bokk non déglul dafa bokk ak première dame. mais dafay def ay résultats. kon deful résultat non deful résultat non déglul fii nga toog ni kan moo ko def mais yow lii man taxu may wax parce que instant bi ñu ko fiy tabax booba temps émédi yaa ngi fi li nga ubbee émission man lii tax c'est la première fois ma ñëw fi sax déjà kon ni gondiw la non gondiw ma dégg nga moom biñ ko fi joxee bi mu fi nekkee ministre moo yore woon infrastructure moom Karim moo yore woon infrastructure coopération internationale di wuti xaalis di ñëw Mansour daf ko def Mansour moo dàqale Mansour moom da ne faax toog yëfi di ñëw muy waabale yëfi di ñëw muy waabale non bokkul ministère yi bokkul budget yi tolloowuñu ministère yi bokkuñu kon defe naa ne Mansour li ñu ko votel dafa non du question de défendre PUDC moo ko yor est-ce que non mais du question lu ndaw PUDC moo ko yor kan mooy bénéficier wu ci PUDC moom d'abord Promoville non mais pourquoi pas moom su nekkoon loolu kon xanaa fa mu jógee ci ndox mi ngeen mën koo gàkkal dara te lu mu fi def lu dul fekk ndox mi déggoo coow li ci ndox mi non mais ndox mi non mais ma ne Mansour mais mu dugg ci yëf yi parce que ak yëf yi ak mais bagage ma ne loolu fii lañ ko fekk te fii lañ koy bàyyi privatisation pour vraiment gën a mën a jàppale boîte bi la defe naa ne diggante Mansour ak Karim vraiment c'est diamétralement opposé dama la bàyyi waa Karim Wade laa ba ñu tontu la sa émission jeex na Awa Niang questeur assemblée nationale man yaa ma gën a beneen questeur ba ndax dëgg yàlla beneen questeur moom dafa taw jàpp ñaamaram doorul fayiwul di lekk xaalis na patt noppi donc façon yooyu tam président Macky Sall nag sa genre gi la war a jël jox leen lu gën a bakkane ndax yow may ñeme nga dem ci ñaay bi di wax mais ñee ay questeur ak ñoom seen ku góor kee ñu la taftalal non lépp benn la l'essentiel fu ñu nekk rek ñu liggéeyal ko fa mais mooy loolu waa li tàggatoo sa émission jeex na maa ngi lay gërëm Aïssatou vraiment di kontaan ci waxtaan wu am solo bi ñu fi waxtaan waaw sama mag ci kontaan donc di la gërëm bu baax di gërëm téléspectateurs yi di remercier di gërëm sunu frère Youssou Ndour ak équipe bi nga xam ne vraiment boobu ba léegi ñu ngi ñëw accompagner ñu donc di ñaanal président Macky Sall waaw di ko ñaanal yàlla ko yàlla jàppale ba PAP 2 bi bu mën ko réussir donc di nuyu sama département Pikine très franchement di nuyu département bi yëpp commencé ko ci le maire Ablaye Thimbo di nuyu sama commune donc di vraiment sant leen ci engagement bi ñu am depuis boobu léegi di jàppale président Macky Sall merci beaucoup Awa Niang communicatrice bu mag bi yow daal dañoo gële femme be yor porte parole gouvernement bi moom dañ ko war a utal leneen lu mu yor yow mi ñu yëkkati leen teg la foofu ndaxte ña ngay liggéey communiqué ña ngay liggéey Awa Niang
la woon honorable député questeur à l'Assemblée nationale dëgg-dëgg responsable APR mu yore jigéen ci département Pikine ma kontaan lool nag ci dalal la ndax dëgg-dëgg yow ñeme nga tontu te bien que sax lu ci ëpp 90% bi yëpp communication nga ko waaye au moins ma may gërëm ñoom di sant ñëpp di la gërëm bu baax honorable di gërëm naka noonu waa Pikine su ma nee Pikine nag damay xalaat bu baax man fa ma dëkk fa ma féetee ci Pikine muy Cité Sotiba sama yaay ba nga fa sama rakk yaa nga fa su ma nee sama rakk yi nag moom damay juste pour les énerver ndax bëgguñu ma tudd leen ndax dañu ne bu ne maa seen mag ñoo bokk ndey ak baay ma jiitale comme d'habitude xol bi dina tàng waaye ma jiitoo ko sama rakk mi nga xam ne maa nàmp jox ko bu nàmp président Ahmadou Moustapha Fall ma nga foofu cour d'appel bu Dakar xol bi dina tàng waaye maa la ko dooree noonu président mu may jàppale bu baax nag sama rakk jooju dima jàppale ci yii ak yeneen ñoo mën a wax yoo mënta wax ñoo bokk ndey ak baay maa nàmp jox ko mu nàmp dama kontaan lool nag ci nekk magam di nuyu itam ba tey juste pour l'énerver moom tamit sama beneen rakk ma nga foofu ci commissariat police su Thiaroye Fagnang Fall donc ma ngi nuyu baax muy adjudant moom tamit ma nga foofu dina ma màtt moom it ndax bëggul ma tudd ko waaye ba tey Fagnang maa la tuddee noonu sa xol tàng di gërëm nag bu baax nag sama équipe bi ma àndal di jiital nag ci équipe bi sama rakk Ndeye Madeleine Diaw borom Glam Style by Mado ci make-up bu baax bi mu defal ma honorable foog nga seet xam naa ne yàlla mën nga defal sa bopp ndax lii yaa ko defal sa bopp waaye Ndeye Madeleine tamit loxom nag dafa am tuuti caay-caay te da cee baax moo defal fii magam kii musóor bi tam musóor rafet na. ah oui rafet na Ndeye Madeleine création de Ndeye Madeleine nee na bii la génneel ci décembre bi yu bees yii la génneel yii moo koy defal gis naa nit ñi di ko defal prêt à porter mais moom live and direct la koy defar Ndeye Madeleine kon du rek maquillage la mën na yii ak yeneen donc numéro téléphone mi ngi nii ci suuf ku bëgg yu baax yi daal ñëwal ci moom ma nga foofu en face camp Leclerc tey jii tamit li Ndeye Madeleine sax mën naa wax ne moom habillé ndax damaa demoon sol sama yére bu baax mu ne ma déedéet mu mel daf la xam ne mu ne noonu honorable day génn ci broca ma def nii waa Alaaji Mor xam yaa gën a ay ci cameraman TFM yi waaw donc kii nag Ndeye Madeleine moo ñëw na ma indi ma paquetam na ma tey magu jaamu sañseel lii kon kii élément Ndeye Madeleine la soodu mbuub borom complexe dosa Ndeye Madeleine fan moo fu mu nekk xam fan la nekk ci dëkk bi fu mu ne Mado dosa bi fu mu ne fan la dëkk nee na xamu ko donc nay kenn Mado alors Mado moom offrir tenue bi mais tenue bi ki ko defar soodu mbuub la soodu mbuub borom complexe dosa donc ma koy gërëm bu baax a baax sooda di gërëmaale sama rakk ji rek day de pied en cap habillé début ba fin Ndeye Madeleine mu habillé magam donc di gërëm bu ak di fon tamit sama benn chéri boo xam ne sama grand la ci sama jëkkër sama borom kër muy tonton Guèye Libaas ñu koy woowee Guèye Lib ma nga nuyu bu baax moom tonton Guèye di nuyu nag axlu laayeen yëpp di si jiital nag sama xarit sama pot Serigne Dial Thiaw Laay ak sëñ Mor Laay ku ma fàtte nga baal ma donc may gërëm daal axlu laayeen yëpp di la gërëm ne sant di gërëm ne sama équipe bi tam ñu ngi noonu xale yu baax yaa ngi noonu Alaaji Mor xarma moo gën a ay ci cameraman TFM yi loolu la yàlla dogal of mbay dafa waroon ñëwul donc voilà ak kan kii xale yi Apulaay réalisateur bu mag boobu moo ca ne Abdourahmane borom son yu baax yi ak Moussa Sène ci montage moom tam moo dàq monté ci TF yi laaf cat sama rakk yi donc defe naa fàttewuma kenn Ibrahima Cissé ci production ba kon beneen dimanche rek face to face incha allah jërëjëf et puis voilà bon dimanche daal et puis bonne fête surtout